juróom ñeenti waxtu asalaamaaleykum mbokk yi jàngeen jëf dal leen jàmm ci xibaar yi la ci gën a fës Ligue sénégalaise des droits humains xaddu ak Amnesty International fii ci Sénégal ne na mbir mi leer nañu ubbi ab l'enquête jëm ci ñaar ñu ñàkk seeni bakkan ca prison bu Rebeuss fii ci Ndakaaru ne prison yi muy feesee dell faw ñu wax si ci sax boobu la jamono ñi di waa ASRED di kuréel bu taxaw ngir dal ñu taxaw ñi nekk ci prison yi ba bu ñu génn ñu xam fu ñu jëm ñoom nee nañu ñaar ñàkk seeni bakkan responsabilité bi du kenn ku dul nguur gi Ousmane Sonko àdduna jëm ci fer bu Falémé dafa nag jàpp ma mi jiite parti bi di PASTEF ne na doomu Sénégal yëpp xam ne kii di président Macky Sall ak gouvernement ñu ngi ci yoonu signé ab contrat boo xam ne fer bi moom ku moyul ñii di waa social yi ñoom ñoo koy aakimoo lépp nag mu jàpp ne xeex wi léegi la na ci ñëpp taxaw laata béy di woy mbuusa coow li di woy jëm ci soble si jóge biti réew baykat yi fii ci mim réew nag rawatina ñi nekk foofee ca marché Gueule Tapée ca banlieue ca Parcelles Assainies joxari baaraamu tuuma ki jiite ARM di agence de régulation des marchés nee nañu kooke ñi jële soble biti réew rek lay jàppale Sam Boukhatoul Moubaraka ca commune la bu nekk ca Touba Mbacké 1996 ba ko ku tedd ki ci Serigne Saliou Mbacké sampe ba tey gox ba ak bëri jafe-jafe ñàkkub karange ak bërëb boo xam ne dafa lakkatu boole kok ñàkk daanaka lépp ñaareelu pàcc xibaar yi sport dañ ci ànd ak Amadou Sabar Ba tour du web Mamadou Max Ba yoonu toloo Mamadou Max Ndione gan gi docteur Oumar Cissé lay wuyoo xelam màcc ci wàllu aménagement dontam environnementaliste bind na ab téere jaglal ko lii di mbënn mi fii ci Sénégal rawatina ci Ndakaaru dinañ ci ànd ak kii di Fama Dione ci technique bi Amady Ndiaye asalaamaaleykum. Seydou Nourou Ba. dañ koy tàmbalik lu doy waar jéye ji am ca commune bu Latmingué ñett xale yu jigéen yu am fukki at ak ñaar ñoom ñoo ñàkk seeni bakkan ci àllarba bile bu juróom benn waxtu jotee ci ngoon ñoom dañoo daanu ci ab bassin boo xam ne ñii di waa UCG di unité coordination des déchets solides nag ñoom ñoo ko tabaxoon ngir daal lépp rek lu fay mbalit ñu daal di ko fa yóbbu muy li ñu wax centre d'enfouissement technique ñoom nag ñett xale jigéen yooyu ñàkk seeni bakkan ay élèves la ñu woon foofee ci école primaire bu Koutal ñoom nag dañoo rek demoon seeti li day bant ngir ñu koy toggee seeni néew nag yóbbu nañ ko ca l'hôpital régional bu Kaolack ji ay xibaar yu jóge suñu correspondant Ibrahima Diamé. RFM rajo askan wi. Ligue sénégalaise des droits de l'homme rencontre africaine buy taxaw ngir aar ak yelleef doomi aadama ak Amnesty International fii ci Sénégal li ñu bëgg mooy ñu ubbi l'enquête bu leer nañ nag ngir dëgg daal di feeñ ci ñaar ñàkk seen bakkan ca prison bu Rebeuss di ñetti kuréel yooyu dal yoo xam ne dañoo bëgg gouvernement bi tamit fexe ba projet bu jëm ci tabax ab prison fii ci Ndakaaru wuutu prison bu Rebeuss ñu taxaw ci bu baax a baax RADDHO LSDH ak Amnesty International tamit jàpp ne bërëb boobee dafa màgget ba sax lii day installation màgget la def ci nag boobulee jamono ñii di waa ASRED di kuréel bu taxaw ngir jàppale ak tamit dimbali bu ñu génn ca prison yi ñi fa ne ñoom nag ci ab seen i communiqué wax ne ñaar ñàkk seen bakkan ca prison bu Rebeuss du kenn ku dul nguur gi Aminata Dieng. kuréel gi di ASRED mi ngi ñaawlu li xew ca prison bii di Rebeuss bokk na ci lim bu bëri ba fa nekk ñañu fay tëj lu yàgg loolu ñàkk kaaraange bi nekk ci prison boobu ak installation courant bu doy waar bi fa nekk ASRED di ci teg ni li ëpp 2,000 détenu yi nekk Rebeuss ñi ngi dund lu metti ndax xataayu prison bi mi ngi fàttali ni loolu moo indi fipp bi amoon ci kaso bi le 20 septembre 2016 tamit jéego yi administration pénitentiaire di def doyul ndax budget biñ leen di jox bariwul ASRED mi ngi réclamer bi ci njëkk ñu yemale mandat de dépôt yu bari yi ñuy joxe te wàññi prisonniers yi yóbbu leen ci yeneen kaso yi ñaareel bi ñibbi ci magistrat yi dem vacances ngir leeral dossier ñi nekk di xaar ñetteel bi génnee ñi seen xel neexul ci kaso yi bi ci mujj ñu tëj kaso Rebeuss te wut feneen fuñ ko def ngir kaaraange prisonniers yi. Aminata Dieng ñaar ñi ñàkk seeni bakkan ca maison d'arrêt correction bu Rebeuss Amnesty International fii ci Sénégal nag ñoom nee na ñu na dossier boobee leer Seydi Gassama ne am na loo xam ne sax kenn waxu ko ci lii am dafa am dal loo xam ne foog ñu leeral ko moom mi directeur exécutif bu Amnesty fii ci Sénégal nag ne lii leeroon na ko ne dina mës a am bés
mu nag jàpp ne na nguur gi nangu ne rek moom na du ko neen Seydi Gassama ci téléphone bekku Mba Sandiane Faye nga xam ne moom moo xew Rebeuss di jaalee mbokk ñi nga xam ne ñoom ñoo faatu di wax tamit administration pénitentiaire lii askan bi di xaar ci ñoom mooy nañu communiquer de façon transparente nañu wax lii lan moo xew Rebeuss parce que nee dafa am benn bousculade ay buuxante ñaar nit ñu dee te waxuñu benn blessé loolu dafa tey xel le fait que tam ñi toog depuis démb donc def communication tey ci événement yi dafa tey xelu Sénégalais yi kon li ñu xaar ci ñoom mooy nañu communiquer communication bu leeral mbir mi pour que askan yi sa xel mën a daal et mener l'enquête par rapport à ce qui s'est passé ci les responsabilités li ci topp mooy Rebeuss kaso bu maguette la kaso la boo xam ne kolooy ñoo ko bayoon fii dafa maguette installation dafa maguette et en même temps kaso bu surpeuplé la foo xam ne fukki nit moo fa war a nekk ñu dafa juróom fukki nit loolu du maanaam ay conditions de détention yu normal loolu moo tax bu wante su amee rek day bëri ñi nga xam ne dañu gaañu bëri ñi nga xam ne dañu ñàkk seen bakkan kon nguur gi li nga xam ne moom moo ko war de toute urgence mooy mu fexe ba Rebeuss ñu décongestionné ko surtout ñu transféré ko ndax dafa newoon dafa dina jaay Rebeuss pour mun a tabax beneen kaso bu bees ci région Dakar n'est-ce pas pour transférer fa détenus yi amagul benn avancement événement yi war nañu encore une fois yee Sénégalais yi yee nguur gi pour que matuwaay yi ñu war a def ñu mun ko def ni mu gën a gaawee en ce qui concerne l'État assumer ses responsabilités par rapport à ces morts là. juróom-ñeent waxtu fegg na juróom-benn simili ca Aéré Lao ca département Podor. pour man RFM mooy rajo bi gën a jege askan wi. RFM rajo bi jaamu seen soxla. baykatu soble yi fii ci Sénégal nag bàyyi wuñu coow li ñoom nag di ci yëngu ca marché Gueule Tapée ca Parcelles Assainies ca banlieue bu Ndakaaru ñoom ñu ngi joxari baaraamu tuuma ki jiite ARM di agence régulation des marchés ñoom dañoo jàpp ne moom mais dafay rek dimbali ñi jëlee soble si biti réew tey nag lañu waxtaan waaye taskatu xibaar yi ñoom ñii di bay soble fii ci Sénégal leeral yeeg ndongo ka Ahmad Abdou Sil da fi génn nañu tagal keneen. ci marché bu Gueule Tapée ñii di baykatu soble yi daal dee def benn say ni kii di directeur bu ARM nag li daal dee gën moo di ñu jëlee ko fii waaye yemuñu si ñoom ñuy liggéey ci soble bi daal dee weddi kàddu yi Amadou Abdoul si yëkkati ni moo waral ñu bëgg a bàyyi soble bi ñuy bayee bitim réew mu daal dee dugg ci marché bi. tuuti moo commencé woon ñëw tabaski bi ñëw ñu arrêté ko port bi li ko yokk mooy ba ñu arrêté soble bi néew lu néew rek jafe gis ngeen ne tey mu ngi rikkale di wàcca bu baax a baax ñoom gisuñu loolu li ñu gis rek mooy nañu yàq ñëwul ci marché demul poot muy wax prix da ñëw fi wax prix awa muy jël décision. ñoom ñuy liggéey ci filière oignon bi nag daal dee am lu ñu jàppal kii di directeur de l'agence de régulation des marchés ñu jàpp ni Amadou Abdoul si lépp luy gàntal seen ko liggéey ci lay yëngu ndax la ñu gis moo di kumba am ndey ak kumba amul nay moo di taxawaayam. benn béykat su desee te jaayul rey nañu ko ndax fa mu jëlee bor bi ñun ñu nekk ay millions ñuy béy ñu buggal ñun ñëpp faagaagal commerçant yi mënuñu ñu def dara ARM la ñu wéeru Abdoul Ahmadou si moom moo leen jàppale kon parlo am na Abdoul Ahmadou nekkul ci dëgg nekkul ci yoon fukki fan ak juróom la ñu ñaanoon directeur ARM waroon naka may président béykat yi stock bi mar mën na 2 junni tonnes mu ngi fii. waaye ñoom baykatu soble yi nag ni noppee guñu ngir xaddi benn yoon ndax kii di directeur bu ARM fi yëg mi ngi ngànk fa mu jàpp ñoom it dootuñu ko may fu mu yàkkee nakkaam. suñu nattee indi daañu sol ñetti oto yóbbu ko ARM tuur ko fa bu yeboo sax ñu rey. Ndongo Ka Pikine RFM. ndongo ka ci wàllu ba tey mbiru ARM ak baykatu soble si fii ci Sénégal ministère bu commerce ne dossier bi dina ko jëlal boppam daal di ko gérer ne sax dina ci indi saafara ci lu mu yàggul dara ci sax boobu la jamono ministère bi nag ne dinañu tàmbale tey fexe ba yóbbu suukar su doy ci marché bi Abdourahmane Diallo fekkee woon na tey seen lël jëm ci agent yu ministère ngir ñu tàggat leen ci wàllu finance publique leeral yi. ministère bu yor wàllum njënd ak njaay am taxawaay ngir jubale ARM ak ñi nga xam ne ñoom ñoo yëngu ci wàllum soble gi ci coow lii nga xam ne dafa jëm ci wàllum soble bitim réew ak biir réew mi Mactar La mooy secrétaire général bu ministère bi. au niveau du ministère jël nañu problème bi ñu ngi xool aussi ñu ngi vérifier partie bu nekk li ngay wax pour quand même très rapidement ñu mën a décider aussi de l'ouverture mais le gel importation bi mesure bi dindi nañ ko pare li ñuy wax kay mooy peut-être ñoom délai bi ñu soxla ndax jar na ko wala jaru ko donc si loolu la ñu nekk. ñu yokk di xamle ni ci alarba ji tàmbale nañu séddale lii du suukar si ci marché yi. actuellement nii fi may wax ni problème bi pratiquement réglé nañ ko li xew nag mooy c'est pas parce que sucre amul woon ci dëkk bi sucre amoon na mais dafa amoon problème mu approvisionnement c'est-à-dire que livraison bi ñu doon bi CSS di joxe moo amoon gàllankoor bu fekkee da nga am produit boo xam ne benn entreprise moo ko yore bu amee problème mu logistique wala problème approvisionnement rek dafay jàpp ñëpp donc loolu moo xewoon. ministère bu yor wàllum jënd ak njaay tamit di tàggat ay liggéeykatam ci
lu jëm ci wàllum résultat ak réforme finance publique yi. dañ la daan jox ay moyens bàyyi la mais léegi pare affaire bi dafa changé da ngay am ces résultats yu nga bëgg a atteindre ba pare ñu doog la jox moyens yi loolu bu ñu ko defee mooy permettre aussi bu ñu la joxee boo gérer aussi ba at bi jeex ñu mën a xam moyens yu ñu la jox lan nga ci def. li ni mel nag département ministériel bi di xamle ni dina ci amal saytu loolu rek ngir ñu am résultat yu baax. RFM Mbour. Abdourahmane Diallo ñu wutali Ndiafate ci région bu Kaolack foofu nag sàmmkat yi dañoo jaaxle li ko waral mooy lii di xiif moo fay sonal seen i jur rawatina sax seen i nag ndax amuñu fu ñu jëm li tam di dundin gi dafa doyul dara ñu wane seen njaqar ci reportage bi nga xam ne amal na ko foofee Ibrahima Diame. donte nag taw yi jibaat nañu ñax mi commencé di jóg teewul ñu bëri ci jur gi nu ngi lot ba tey ci dëkk bi la ñuy duppee Mbul Jabe nekk commune bu Ndiafate lu bëri ci jur gi li lotoon ndax xiif ñu ngi continuer di dee dugal nag ñii di sàmm yi ci njaqare. Abdourahmane Diallo kenn la ci waa dëkk bi. nag yi lu koy rey mooy ñàkk lekk ñax amul fi nguur gi tere nañu ñu góor garab yi nag yi waa Mbul Jabe lu fi tey téeméeri nag ak juróom fukk waa Kër Yero annoncé nañu téeméeri nag yu manqué ñaar waa Sinthiou Nelbel juróom fukki nag ak juróom ñett ñun ñëpp benn caaw bi la ñuy wax waa Kerwaali waa Banduulu waa Jaacang waa Ker Wakka ñun ñëpp benn caaw bi lañ am te bokk xolu Mbul Jabe lañ nekk. dëgg la ñax maa ngi jóg ndànk-ndànk ci yenn gox-goxaan yi waaye nag fii ci Mbul Jabe ni xorom si di avancé tiital na lool askan wi. tool yi amatu benn njëriñ fii ku fi doon am benn hectare nga am si juróomi jox fu mu nekk juróom benn jox sax mun a too si am fii Mbul Jabe bu doon taw benn taw boo jiwee da ngay macha allah la ñuy wax bu tawee benn taw sa jur yi yëpp nekk fi lekk ba doyal tool yi mënatuñ ci am dara nag yi dee nañ sax yi jeex nañ. conséquences yi ci xorom bi nag yemul rek ci ñax mi waaye nag tàmbali na di yàq seen suuf ba ndox mu neex mu ñu mën a naan sax daanaka problème la. ñun mosuñu am ndox mu naqari lu léegi heure bi dañ ko door am mais mosuñu am ndox mu naqari léegi nag ndox mu naqari lañ am ndox mu ne moo ñu tee fic bañ koy jegaani te loolu yëpp xorom bi moo ko rey na àll bi ba mu jeex tàkk rey na tool yi mu ngi commencé dugg jur bi kon boo gisee jooy métti suñu yaakaar moo bëgg a yàqeeku. Mbul Jabe mu ngi ci route nationale numéro 5 diggante Kër Waly Ndiaye ak Sokone fii nag askan wi mbéy ak càmm lañuy dundee. Ibrahima Diame Mbul Jabe rajo Futurs Médias. kii jiite service départemental bu élevage foofee ca Kaolack bañ ko ci laajee ci ni nu mel moom nee na naam sax xam na bu baax a baax li nga xam ne moom mooy njàqare bi ba sàmmkat di dund foofee ca Kër Ndiafe moom nag de Serigne Modou Tambédou ne ñoom ñii di ay sàmmkat nañu rek fexe ba dugg ci li ñuy wax assurance agricole ay kàddam ki ko taatante Ibrahima Diame. dem nañ foofu xool nañ ko gis nañ ni kat jur yi kon fi mu toll nii yooyu dañoo xiif ñi ngi tëdd ñoom ñi ngi leen yëkkati di jéem seen pexe kooku tamit nguur gi aussi desul ginnaaw ci loolu parce que ubbi na ay compte ci 45 départements yi nga xam ne ñoo nekk fii ci Sénégal bokk na ci bu Kaolack bi jox éleveurs yi ci biir compte yooyu daanaka bu dee bu département Kaolack li fa nekk toll na ci ay 115 millions yoo xam ne ci loxoy éleveurs yi la ko teg ne leen saa yu ngeen gisee ni soxla ngeen ko wala seen jur xiif nañ bu boobaa toog leen ngeen waxtaan ngeen décider lu ngeen bëgg a jënd ci ripaas ngeen jënd ko beneen aspect bi mooy saa su nekk boo xoolee sorti ministre bi aussi day ñaax éleveurs yi ci ñuy souscrire ci assurance agricole je crois que nguur gi créé na benn compagnie d'assurance ne nañu fexe ñoom ñu assurer seeni jur kon yu mel nii bu amee comme ay moom la ñuy wax ay sinistre bu boobaa assurance boobu kat moom moo leen di fay à hauteur de 80% kon jur bi bu dee day jar ñaar fukk daanaka 80 francs yëpp su assurance da la koy delloo yu mel nii moo tax nguur gi créé woon loolu pour jàppale leen ci loolu kon occasion la aussi pour ñaax leen pour ñuy assurer seen jur yi beneen bi aussi mooy chaque année aussi à travers la direction de l'élevage day séddale ay ñebe fourragers di ko jox éleveurs yi pour ñu koy bay di leen ñaax aussi ci ñuy def culture fourragère di def ay maral falfa. Ligue sénégalaise des droits humains di LSDH ñoom tamit am nañ leen metti ci l'accident yi am fan yi weesu bay bakkant ci xott ñoom nag li ñu rek bëgg mooy nguur gi fexe ba ñu respecter code de la route waaye tamit di ci boole ak ay daan yu metti bu dee nal am na ñoo xam ne dañu faral di def naka su dul noonu ci kaw télé bi secrétaire exécutif bu Ligue sénégalaise des droits humains Alassane Seck lay wuyoo ci téléphone beeg Georges Dete Diop. Ligue sénégalaise des droits humains ñoom dañoo jaaxle lool ci accident yi ni mu bëree Sénégal fi mu toll nii mu jaaxal neen loolu ñu ne nag nguur gi jot na ci moom mu jël ci ay mesures yu am doole yu forte parce que li jot na ndax naam
dëkk bi ñu ngi dox mais nag nit ñi dee dafa jot ñu jël ay mesures yu ànd ak ni mu demee ñuy def ay infraction état bi dafa leen war a sanctionné ni mu tollool ñu def ko sanction yooyu oto yi tamit xam na ne parc automobile bi màggat na lool soo comparé suñu camions yi ak camion Mali ak suñu transport en commun yi xam na ne oto yi bu nekk ëpp nga 40 ans 50 ans donc yu jot na ñaareel ba dañ ne aussi état bi dafa war a protéger citoyens yi bu nekk am nga droit à la vie la nga war a dund donc vraiment lu seen faute ñuy am dugg ci ay oto ba pare sa bakkan nekk ci xottu gerte léegi nag li gën a métti sax ci yu ñu constaté moom mooy xaalis bi ñuy laaj blessé yi ci accident yi ndax xaalis boobu la ni dafa jekkul dafa rafetul nit du blessé nekk digg dund ak dee nga koy laaj xaalis pour faj ko loolu mooy amoon mbirki démb ci booru Bignona donc dañuy état bi hôpitaux yëpp dana am droit dana am devoir laa bëgg a wax sax diil bañ a laaj xaalis li jiitu mooy faj nit ki ba pare lay fay mu fay la après wala ni la soo ma joxul xaalis du ma la faj loolu mosuma ko dégg fenn ci àddina dafa nekk loo xam ni dafay manque de respect à la dignité humaine dafay manque de respect à la personne humaine donc dafa jot ci ñun jot ci Sénégal ñu jóg ci vraiment di faj nit ñi ba pare lu ñuy def ñu def ko après loolu daal yaakaar naa ne pour ñun jot na lool Sénégal jël ci ay mesures très fortes nag te loolu moom la ñuy xaar ci nguur gi boobaag léegi nii. permis yu bees yi nga xam ne ci jamono jëlee moo tere nelaw ñu bëri ci ñi day chauffeur ndax ñu ngay def lu ne ba am seen i papier dem déposer app bu nag 7 fan la ci weer wi ñu dégmal bu dee nag daam ñu yaakaar ne du ñàkk ñu yokkatay fan nañu xam ne ci jamono julee loolee kenn waxtaanee gu ko di ay leeral directeur des transports terrestres Cheikh Omar Gueye ak Koumba Tandiane Faye. bu ñu koy wax di délai bi dafa gàtt xanaa da ngay wax lu la neex parce que nit yi amoon nañu at pour dem changer seen permis di fàttali ni ñun duñu obligé woon sax triplé woon suñuy effectif bu leen koy fàttali yéen ñëpp couvrir woon ngeen ko ci njalbeen ba jafe-jafe yi ñu amoon ñu ak riche ba ñu triplé effectif yi dem nañ ba jamono mënatuñ gis sax 100 personnes yi ñëw enrôlé au niveau de SUTSES alors que demoon nañu bay enrôlé chaque jour 1200 personnes donc ñooñu ñu mujjoon leen yóbbu sax en chômage technique parce que amatuñu woon liggéey kon nag ku fi waxu délai bi dafa gàtt xëy na da ngay wax lu la neex xëy na da nga toog ba mu kii maintenant mbirum yokk nag loolu ci autorité la aju mais daal luñ ci mën a wax mooy amul benn yokk ba nga xam ne envisagé nañ ko fu ñu toll nii li ñuy wax daal mooy képp ki nga xam ne am nga permis ñu joxee la ko Ndakaaru parce que permis boo gis nag am na région bu ñu ci bind ba képp ki nga xam ne am nga permis ñu bind ci région Ndakaaru bu le 3 jotee incha allah dootoo mën circuler obligation lay doon ci yow nga dem remplacer permis boobu sinon dootoo mën circuler da ngay sa permis boobu dañ koy considérer comme permis bu expiré. ak RFM kumpa jeex na. ki jiite parti bi di Pastef nag di artu njiitu réew mi di Macky Sall dafa jàpp ne bu signé li di contrat bi nga xam ne mu ngi jëm ci ñu exploité fer bu Falémé na xam ne su ko defee loolee crime la maanaam jéye la te da koy topp ngir dundam Ousmane Sonko nag jàpp ne doomu Sénégal yi war nañu taxaw ba xam ne xeex wi léegi la nañ ko tàmbalee laata ñu signé boobule contrat boo xam ne nguur gi mu ngi ci yoonu signé ko ak ab entreprise bu réew ma turc Oumar Mbow fekk woon tey waxtaan ya yow Macky Sall lii boo ko signé xamal ni maa ngi lay waatal ci yàlla ne dina la topp dina la yóbbu foo xam ne njiitu parti Pastef fëlaat na feneen lu yées pétrole ak gaz bi Ousmane Sonko di xam ne fer feeñ na ci ab benn dëkk fii ci réew mi te loolee war naa toll ci ay milliards yu mën a génne réew mi ci ay jafe-jafe waaye bi ñu sukkandikoo ci moom Macky Sall at ñi mu àndal dañ ko bëgg a def seeni moomeel. fa ñuy wax Falémé yàlla wërsëgal ñu ci lu bëri ci alal lu jëm ci li ñuy wax fer mooy weñ bi dafa mat ci li ñuy wax juróom-ñaari téeméer ak juróom fukk ci ay millions ci ay tonnes ci fer loolu soo ko doon xayma bëri na torop liñ ca mën a am téeméeri junni ak juróom fukk ak juróom-ñaar ci ay junni ci milliards loolu bëri na de. muy xamle ni laata ñuy amal élection bi ñu génn njiitu réew mi xaatim na benn contrat ak benn entreprise turque ngir mu mën a jël fer ba ca Falémé. lan la Macky Sall def le 9 octobre ñoom ñoo dem fekki Turquie Ankara Istanbul ba ñu demee signé diggante ku ñuy wax Fuat Toseli moom moo représenté entreprise Toseli Holding ak ki ñuy wax madame Sophie Gladima nga xam ne moom mooy suñu ministre bu ñu dénk lépp lu jëm ci mini benn mooy ñooñu dinañu ñëw am fii Bargny ñu def fi benn usine boo xam ne day transformer fer bi ñaareel mooy dinañ leen jox suñu weñ gi nekk fële ci Falémé bi. Ousmane Sonko di ñaax askan wi ngir ñu jóg ba ca teel. su ngeen sàgganee ba lii Macky Sall signé ko mu dem fi kenn jooytoot kenn ku nekk nag dem seet noo tojee sa bopp jara weesagul na nit ñi génn xeex ngir l'intérêt général. njiitu parti Pastef du Ousmane Sonko ne dafa yàkkamti ñu porté ko plainte ci mbirum juróom-ñeenti fukki ak ñeenti milliards ngir dëgg ji mën a feeñ. ci sax wàllu woowee kii di avocat bi di Maître El Hadji Diouf moom dafa jàpp ne kii di Ousmane Sonko li muy wax daanaka waxoon na ko fii dafa rek bëgg a daw mbiru
94 milliards yi nga xam ne da ko tuumaloon kii di Mamour Diallo Maître El Hadji Diouf ak Abdoulaye Diop. ci feer bi li mu jeexee wax nañ ko ba pare wut ban génne na lii wane ni dafa am problème scandale ban xaw ma am na xaw ma amul ne génne woon na bii ni scandale du siècle ci feer bi encore contrat état du Sénégal social yi sur le fer mooy les Turcs fii mu ne ci arrêté Macky Sall wut ban ko bind ci affaire fer bi toujours mu ne les mines de fer de Falémé cédées à la société turque Tosyali sans appel d'offre lii aussi bind nañ ko donc tey amul dara lu bees lu mu indi war naa leen li yëpp ciy nax mais nag fi lay terminé mooy dane woon bind na procureur contre Mamour Diallo lettre bi mu ngi nii tudd ci Mamour Diallo portewul plainte Mamour Diallo dafa besoin rek de procureur man Pastef parti politique maa bëgg xool mbir mi rek nga xam ne mën na nekk ëllëg présumé détournement bi bu waxul kan moo ko def fan la ko defee yan moyen lañ ko defee ban compte bancaire la ñu xaalis bi dina woon na ñu waxtaanee ñi loru ci mbënn mi foofe ca Kaffrine ñoom nee nañu njiitu réew mi lañ bëgg a waxtaanal dañoo gis ne enveloppe bi nga xam ne dañ ko dégage toll ci benn milliard ak téeméeri million dafa doyul ngir ndey saafara ci wàllu mbënn mi dafa rek doyul ci reportage bi nga xam ne amal na ko Omar Ndiaye. ay malaan yu ñu weer ci mur de clôture mooy fës say gët boo jubee école 2 foofu noonu la ñu dalal ñenn ñi nga xam ne seen kër ndox mi da koo nangu rawatina jamono ji ñu fay dund ay jafe-jafe yu métti Awa Diop di kenn ci ñoom. ñàkk ndimbal daal moo ñu indi fii bi muy taw fajar laa xuus si ndox mi ñëw si école bi pour jël néeg bu ma nekk man ak samay doom pour ba ndox mi jeex rek ma mën a delluwaat sama kër. fekk ne jamono jooju jëwriñ ji ñu dénk wàllu ndox mi ak cet gi Serigne Mbaye Thiam ne nguur gi ñuqi na ci gafakam lu toll $1,5 milliard moo tax collectif des victimes des inondations jàpp ne loolu booy na seeni nopp Ousmane Dembélé. loolu du gulet yàgg nañoo dig ay milliards fii ak Kaffrine waaye amul lenn loo xamante ne ni ñun waa Kaffrine gis nañ ko su fekkonte ne réellement sotteeku na fii ni kon waa Kaffrine pare nañ ci inondation waaye malheureusement milliards yooyu ñun ñu ngi laaj fan lañ koy dugal moom président Macky Sall na jël problème bi en main mais ñi muy yebal gisuñu benn ndimbal bu concret boo xamante ni def nañ ko fii ak Kaffrine loolu ñu ngi koy déplorer ñu ngi ko koy yëgal en même temps. rax ci dolli moom mi li di ñaawlu bedd gi ñu beddi Kaffrine 2 ci mbënd mi te monte de dafa jàpp ne li wakkoo Diamaguène Centre moo xuri waa Kaffrine 2. parce que fii Kaffrine mbënd bi dafa concerné ñaari pàcc ci Kaffrine wàllu ginnaaw raay bi ak wàllu Diamaguène mais toujours lépp lu ñu def fépp fuy ministre bi di dem ci benn côté bi rek la mel ni ñeneen ñi dañoo bokkul ci Kaffrine mel ni ñeneen ñi dañoo lorwu. askanu Diamaguène Centre ak Kaffrine 2 jamono ji tiit nañu lool ci seen wàllu wér-gi-yaram rawatina seen i doom ndaxte xale yi daanaka ci ndox mi la ñuy tëmb saa su ne buuse wut meetar. Kaffrine Omar Ndiaye RFM. wàllum mbënd moomee di ngeen ci am li leer ci njeextalu xibaar ak gan gi yow docteur Omar Cissé bind na ci ab téere dina ci ànd ak kii di Fama Ndione maa ngi lay nuyu Amadou Sabar Ba. di la fay Hadj Nourou Ba. Amadou Sabar wala Amadou Sabar. Sabar Ba. ah Sabar la. waaw Sabar la ko yaakaaroon de. RFM Sport. dañ ko tàmbaleeg football mu mel ni phase nationale petite catégorie jeex na tey. waaw final bu njëkk bi xam ne moo dox ci U17 yi Thiès moo mujjee door équipe bu Kaolack ci 2-1 ba rencontre boobu jeexee entraîneur bu Thiès àdduna ci El Hadj Seck di xamle ne match bi yombul woon benn yoon waaye li di tactique ak pas-pasu joueur mi ñoom moo tax ñu gagné bile match ñu déglu ko ci micro Ibrahima Diamé. match bi li ma ko jàngatee mooy match bu metti la woon ci ñun bu metti la woon parce que Thiès Kaolack dañ ko gagné woon mu waroon dajawaat ak ñun ci biir dëkk xamoon nañ ne dina métti moo tax ñu préparé xale yi ci lu métti loolu ñoom nag dëgëral nañ ko ba génn ci métti na encaissé nañ ko dékku nañ ko ba gagné match bi donc préparé nañ plan yëpp moo tax ñu am ndam tey vraiment ñu gërëm xale yi ci taxawaay bi ak ci conseil bi ñu leen doon jox ni ñu koy dégle vraiment loolu moo ñu gën a dimbali bañ am ndam. lan mooy force Thiès ci petite catégorie. force Thiès mooy travail bi nga xam ne direction technique moo ngi koy liggéey ak ligue bi bien sûr c'est un travail qui a été planifié pour 10 ans. et sur les 10 ans gis nañ Thiès li muy def ci élite bi loolu ça montre que mu ngi commencé ci suuf di dem. loolu nag moo nekk ci suuf moo ñu permettre ñu yéeg ba ci kaw donc ñu saluer liggéeyu direction technique régionale bi saluer aussi le travail de la Ligue de Thiès.
di fàttali ni équipe vainqueur bi maanaam waa Thiès am nañ benn enveloppe bu toll ci 1 million ci suñu koppar. Kaolack bi nga xam ne moom la ñu dóor ma nekk vice finaliste bi moom am na ci koppar yu tolloog 750 000 beneen final bi dox ci U20 yi Ibrahima Diamé suñu correspondant mi ñu koy xamal fi mu toll nii U20 yi waa Thiès ñoo ko jëlaat ci kanamu ñi nga xam ne mooy waa Ziguinchor gannaaw ba ñu témboowee benn bal ci kenn dugalul sa morom ci temps réglementaire bi waaye bi ñu demee ci série tiro bi waa Thiès ñoo ko mujjee gagné Seydou Nourou Ba. ñu waxtaane léegi ay résultats ñetteelu journée foofu ca réewum France. ki nga xam ne mooy Lille dafa dóor yi métti kii di Saint-Étienne ñetti bal ci dara benn doublé boo xam ne Victor Osimhen moo ko def bu njëkk bi ci 37e minute bi ak 74e minute bi waaye Lille amaat tayit penalty bi nga xam ne Jonathan Bamba moo ko dugal ci 69e minute bi loolee waral équipe bii di Lille jël 3 points yi nga xam ne moom la doon wër ci digganteem ak Saint-Étienne. ki nga xam ne mooy Marseille moo dóor ñaari bal ci benn équipe bi nga xam ne mooy Nice Marseille sax moo demoon fekki ko dóor ko ñaari bal ci benn loole waral fi mu toll nii Marseille mi ngi door a am victoire am bu njëkk ci championnat bi fi mu toll nii mi ngi am lu tolloog ñeenti poñ. ba tey moo nekk ci fukk ak juróom-ñaari place ba. waaw moo fa nekk fi mu toll nii ñu dem ci li nga xam ne mooy match de barrage yi. FC Bruges waaw FC Bruges moom moo dóor ki nga xam ne mooy Lask Linz ñaari bal ci benn ci bi nga xamee ne mooy temps réglementaire bi Seydou Nourou Ba. jaajëf Amadou Sabar Ba. jaajëf Seydou Nourou Ba. jaajëf. xibaaru internet ci RFM. dañ ci ànd ak Moussa Omar Ba. daleen ak jàmm ab buruxloo moo amoon ci prison bu Rebeuss waral ñaari nit ñàkk ci seeni bakkan xibaar boobu la ñu mën a jàng ci xët bu njëkk IGFM site bi taataana xibaar bi ci ab communiqué bu administration pénitentiaire wane ni ab ventilateur bu nekk foofu ci chambre 11 moo tàmbale woon génnee ay fett taal bi détenu yi gisee loolu ñoom ñëpp jubali ci bunt bi bëgg génnandoo leeral.net yokk ci ne administration bi maanaam kilifay prison bi jéem nañ lu ne waaye dara mbir yi ñoo ngi xew démb ci booru 23h surveillant yi jotuñu sauver ñëpp ndax gis nañu ñaari nit faatu ci buuxante bi ñaar ñooñu IGFM joxe seeni tur Cheikh Ndiaye la am fukk ak juróom-ñetti at ak Babacar Mané toll ci fukk ak juróom-ñeenti at emedia.sn moom di wax ci conférence de presse bu Ousmane Sonko amaloon tey ci ngoon bu ñu sukkandikoo ci leader bu Pastef Fer bu Falémé alal ju mag lay représenté waaye bu ñu sukkandikoo ci moom ressource boobu buñ ko toppatoowul Sénégal du ci am dara xaalis bi ciy génn yépp ci poosu turki yi la jëm te loolu la Macky Sall nekk di def Ousmane Sonko moomu sax la maître El Hadj Diouf amee woon ci intervention wam tey ci ngoon senenews.com joxe xibaar bi ne maître El Hadj Diouf dafa àddu ci xaalis bu Ousmane Sonko jot ci kii di Karim Wade pour mënoon doxal ni mu waree campagne présidentielle bi weesu maître El Hadj Diouf di artu ne dina génne ay preuve yi mu yor ci Ousmane Sonko ci lu soxal présidentielle bi weesu tour du web fii la yam jërë ngeen jëf. yoonu tool moo da max njoon dal leen ak jàmm. nawet bi ak activité nappkat yi problème la ci ñi nga xamante ne ci géej gi la ñuy yëngu ndax ñoom saa su ne dañuy nekk congé par force ndax jafe-jafe yi ci wàllu climat bi ca Langue de Barbarie foofu nag fi mu toll nii mbir yi compliqué ne ndax nappkat yi amuñu ci lenn lu ñuy jàpp lu dul géej gi reportage ca Ndar ak Mouhamed Nabi Sila. nappkat yu Guet Ndar yi lee aadawoo ci jamonoy nawet ak seeni mbaal Amadou Faye xamle ni yàgg na booba ak léegi nu mel la ñuy doxalee. ba nu dalee napp ba sunu maam yi ba léegi napp nii la ma tëddee. c'est que jën dafa wàññeeku waaye daaw loolu méttee nii comme ni muy méttee nii bu jëkk nawet naan bu nawet ma sa am na mag ñu daan def ay façon napp yoo xam ne daana tax ñuy am ndawal ak yooyu mais si jamono bi nekk léegi jën dafa wàññeeku baax si axe nord bi nga xam ne daanaka bu fekkee nawet jot na rek bu fekkee mois de juillet jot na rek napp gi day sooxe bu baax a baax day nekk maanaam genre repos lay doon parce que fa jën yi di nekk maanaam duñu tukki pour def reproduction ñu leen di xaaraat pour ñu reproduire pour ñëwaatee saison boo xam ne jot na ñu mën ko napp. Amadou Ali Diallo di président comité local de pêche artisanale bi firndeel ko gis ni jamonoy nawet dafa metti lool ci ñoom. nawet dafay nekk jamono ju metti ci nappkat yi nga xamante ni bii ñoom ñoo féete ci zone nord bi booru gopp bi ndaxte nawet moom xam nga yi mu làmbool dafa bare mais saison la boo xamante ni ñetti weer la. juillet août ak septembre léegi nag chaque fois bu ñëwee dafay metti ci mool yi metti trop parce que mool yi dootuñu mën a dem géej te aussi amuñu beneen
île la boo xamante ni bi mën nañ ko def. moom sax mu ci yokk ni amatul beneen liggéey goo xam ni nappkatub Gendar Yile ak Langue de Barbarie war nañ ko mën a def ndax amuñu suuf bu ñu bay wala boog bërëb bu ñu mën a defee ay sàmm ak lu ni mel. par exemple bu fekkoonte ni bii la ñu doon bay ñu ni mool yi kat géej gi naqari na ñoo ngay bay dex gi sax amoon na fi mais dex gi moom xam nga ni yàqu na ñëpp xam nañ ni dex gi moom mënatul dundal benn nappkat amuñu aussi tamit ay espace yoo xam ne mën nañ fa yar lu demee nag ay jën wala ay ganaar wala ay xar yooyu yëpp ñun benn activité la ñu am muy pêche. bu nga xamante ni juillet xas na ba teru Ndar moom dafay métti liggéey bi day métti ci nappkat yi leen rek la ñuy def toog xaar yàlla quoi. yenn ci mareyeur yu newoon ci dëkk bi wutali géej yu ci mel na Sowal ak Casamance li ko waral ñàkkum jën ci bërëb bile waaye itam mën a liggéey ci jamono joo xam ni daanaka napp amul Ndar. am na si sama ñu mareyeur yoo xam ne fii nekk nii bu ne heure bi de daan dem Joal maa si wàllu sud bi di indi jën fii pour ravitailler marché local bi mais taxul ba tey jën bare jën ni moo mel noor du ko mel nawet fépp la jën di wàññeeku. jamono yi nawet bi lee tàng bi du neex lool ngir dem nappi waaye itam mu tombé ak jamono joo xam ni licence de pêche yu Mauritanie dafa am nekkandiku bu leen mën a topp ba ci ñetti weer. ca Ndar nappkat yi dañoo taxawandi waaye ca Mbuur leneen lañ fa gis Mbuur di foo xamante ne napp gi am na fa solo lool ci Petite Côte bi ñoom nappkat yi di dem géej donte sax climat bi dafa am ay jafe-jafe yëngu-yëngu yeeg lépp ñu ciy bàyyi xel jël matukaay yépp laata ñuy dem géej loolu nag ndax napp gi rek lañu am ngir dund. Abdourahmane Diallo. 19h ci tefesu Mbuur nit ñaa ngi fees dell ci bërëb bi ñenn ci ay nappkat ñu ngi door a teer vague yi di yëngal gaal yi nga xam ne dañ ko tàkk Amadou Camara benn nappkat la moom it day door a yegsi. ñun géej lañ yaakaar te booy xool jege nañ si tabaski poos yi dañu vide kon nag bon benn pêcheur yorul xaalis boo xamante ne nag surtout nag les pêcheurs ñi nga xamante ne pratiquement wax ñu ne borom matériel yi wala ainsi de suite ak yooyu quoi parce que wóor na la man tey su ma demul géej sama njaboot du kii kon nag donc ak risque bu si mënte am rek man dinaa fexe ba dem géej pour mën a satisfaire sama njaboot loolu moom moo koy waral quoi. Mangone Diop moom nag day waajal dem géej asamaan saa ngi lëndëm teewul nappkat bi di ñu xam le ni jël na matuwaay yépp ngir mën a def liggéeyam ci ni mu waree. dañuy yor gilet dañuy yor sopes parce que loolu mooy jumtuwaay ci climat boo xam ne bi neexul sopes moo lay wan fi ngay jaar gilet sauvetage moom ngay sol climat bi xamoo lu lay dab ci géej tempérament mën na la dab ci géej gaal gi dëpp parce que géej nawet fi mu ne ni xool asamaan si ni mel lii bu la fekkee ci géej muy ngelaw boo mën la dem da ngay sànni sa kaabal ci géej nga seet toog xaar ba mu wàcc. dëgg la nag fi mu ne nii napp gi yombul ndax jaww ji ak li ni mel waaye nappkat yi di xam le ni saa ñu waree dem géej dañuy may nopp météo. jërëjëf Abdourahmane Diallo. daleen ak jàmm jamonoy nawet ñu ci bëri yi seen der woyof dañuy faral di am ay jafe-jafe yu ci mel na ay arbis ak yu ni mel mu nekk ay genre wallax njaan yoo xamante ne day dugg sa yaram di ci dox. professeur Mame Thierno Dieng dermatologue actuel directeur médecin chef de l'hôpital principal. jàngoro ji ñu waxtaanee tey jàngoro ji bare gis la ci jamono yi nga xam ne dafay taw ànd ak mbënd mi jàngoro ji nag wolof yi ñu ngi ko woowee larbiche wolof naan ko ndew mala la boo xam suuf si lay nekk day ruuru ci biir suuf si ba ruuroo tam da ngay gis fi muy jaar ni mu koy rëddee boo ko gisee nag jàngoro ji ci xaj ji lañ lay ëpp lu muy dal ndax nen bi joxe jàngoro ji ci dem àll bay xaj bi lay nekk xaj bi demee àll ba li fekk suuf si tojul tawul nen bi du toj bu tawee nag ba sëet nen bi ci lay tojee doomu nen bi cuuj bi génn cuuj boobu nag bu duggee ci der bi rek ci lay joxe feebar bi bu ci duggee nag da ngay gis mu xesan bu xasanee tuuti na gis muy def lu mel ni aw rëdd. infection bi nag mën naa wér ci kaw nga teel koo faj def kéem kàttan ba loolee ñuy duppee walax njaan bi mu dee. yomb naa xàmmee ndax yaram bi day xasan mu ànd ak loolu donc boo gisee ni ñu koy amee nga war a mën a xalaat aussi ni ñu koy fanqe li ñuy digle daal mooy bu tawetee ba sëet ku mën a bañ a tëdd ci suuf si nga def boo weeree ay yëre itam nga fexe ba mu bañ a daanu ci bàq bi ndax yëre yi bu daanoo ci bàq bi larve bi mën na ci dugg te larve bu ci duggee boo solee yëre yi mu dugg sa der. paj mi ngi aajowu ci docteur bi la mu lay jox muy looy diw sa yaram looy naan wala sax loo xamante ni day rey li nekk ci biir docteur Mame Thierno Dieng. faj mi jafewoon na waaye léegi yomb na ndax am na génn garab bu ñëwee ivermectine ñu koy wax stromectol ci pharmacie yi boo ci naanee la nga ci war a naan muy maanaam ñeenti doom bu dee mag ñaari doom bu dee xale mën na laa faj ci benn yoon garab gi nag li muy bañ mooy jox ko xale ba moom si poids mutul fukki kilo juróom njëg gépp xaw naa 10 ci ku néew doole waaye ku ko am ku ne boo ko naanee fa nga ko naanee fa lay yem. yëf yi nag di nga ko mën a gis ci lu mel na sa suufu tànk wante itam pooc ak yu ni mel. loolee nag bu fekkee solo dara tëdd ci suuf sa wala laloo ndës wala solo daal mu nekkoon bonne santé dig daje ëllëg bu soobee yàlla ngir beneen numéro. si biiru bile mooy paludisme makandaw la mën na gas
ministère bi gàllo wàllu wér-gu-yaram jaare ko ci programme bi xeex sibiru moo leen doon may bonne santé def li war tàggoo ak sibiru. RFM. ganu xibaar yi. docteur Omar Cissé lay wuyoo di environnementaliste doon tamit ku xelam màcc ci wàllu aménagement dafa bind téere jagleel ko lii di mbënn mi ci Sénégal rawatina Ndakaaru da ca ànd ak kii di Fama Dione. jërëjëf Seydou Nourou Ba ñu ngi ak docteur Oumar Cissé nekk ingénieur polytechnicien nekk it docteur en aménagement xam-xamam màcc ci wàllu alam gi ñu ngi lay nuyu. maa ngi fay. docteur da ngaa bind benn téere boo xamante ni da nga ko jagleel mbënn mi am Sénégal ñu bëggoon a xam nag étude bi nga xamante ni def nañ ko jamono ji ci yenn recherche la basé wu ba génne téere bi la. waaw jërëjëf kooku ñun xam nga ñun waa IAAG ñun ay gëstukat lañ ci wàll ci surtout ci ville yi ci réew taax yi donc daf ñu am solo trop surtout ci question environnementale yi. am na xamee nañ ñu ci yu bari ci déchets ci yeneen ak yeneen. li doon solo gëstu bi ci njëkk bi dañ doon bëgg dañu xam ni nguur yaa ngi def ay jéego ci wàllu boobu dañu bëggoon xam askan bi seen bopp ñoom yan taxawaay lañ ci am. lan la ñuy def nan la ñuy toppatoo seen kër yi ci wàllu googu. nan la ñuy toppatoo seen yeneen doole yoo xam ne dañ ko ñàkk ci mbënd mi. seen digganteeg ouvrage yi maanaam liggéey bi nguur gi def loolu yëpp nu mu demee. ñu bëggoon xam aussi nit ñi yàgg nañ koo junj ne boo xoolee lii mbënd mi li ci ëpp li ko indi ñàkk aménagement daanaka ñàkk toppatoo bépp yi nit ñi dëkk balaa ñu fay dëkk. loolu dañ ko doon gëstu ci gëstu bi lu ci amoon solo la ñu xool jël ci ay exemple rek ñetti commune seet ci banlieue bi pour nit ñi am suuf fu ñu dëkk naka lañ def fa lañ jaar ak naka la commune bi développé wu ci urbain lépp ci cadre boo xam ni mooy li ñuy woowee souvent ci cadre boo xam ne dafa xaw a irrégulier ak lan la jur ci risques yi ñuy confronté wàllu ci inondation kooku dañ ko ci saytu te mu firnde leer nañ ne boo xoolee mën naa am na gëstu yoo xam ne danañ ko def ci ñaar fukki quartier ak juróom mais quartier yi nga ci bokk ci zone ñu lotri ñoom maanaam kër yi ndox mi sonal leen loolu lépp pour wan ni aménagement defar bërëbu dëkkukaay yi balaa nit ñi di fa tabbi di fa nekk di fa def seeni kër wala def leneen lu am solo la te sunu réew yi dafa sooxe trop. docteur danga may ma samp sama laaj wi mooy kon boo waxee ni wàllum aménagement dafa des est-ce que mën nañu ne autorités yi dañoo lajj ci côté boobule surtout étude bi yéen a ngi ko def ci ay zones yu mel ni Yëmbal Nord nekk ci banlieue bu Ndakaaru ndax mën nañu ni kon autorités dañoo lajj ci mbir moomu la. waaw gis nga ñun li ñuy lajj ci wàllu aménagement dafa yàgg te bari. gis nga tey mbënd bi dañuy wax mais même bu amul mbënd béréb yi ñuy aménagé wul pour ñu am assainissement. pour ñu am fu ñu def seen ndox mu sell tamit bu jafe la pour ñu am yoon bu oto jaar lu jafe la pour ñu am yoon bu sax jaar pour an seen mbalit lu jafe la pour ñu am bépp xeet pour nga fekk fa sax béréb bu ñu mën a wax lii béréb bu ñu jagleel la poste de santé la wala kii de santé jagleel donc bu ñuy wax ci mën na mi def ko fësal mais dafa tar mën naa tey jii bu ñu doon xayma ñaata dëkk ci Sénégal ñoo am plan d'urbanisme bu dee 100 boo jëlee 100 mën naan 30 wala 40 fanweer wala ñeent fukk fa am plan ba rek taxul ñuy wax. est-ce que Ndakaaru am na ay dëkk yoo xam am na urbanisation. région bi am na plan directeur d'urbanisme wante doyul xam nga lu tax gis nga mbirum aménagement du caagin rek yenn saa yi am nañ plan yi dañuy toppante urbanisme da ngay am plan boo xam ne li muy mën a ay orientation rek lay génne mooy plan directeur ba mais da ngay am plan yoo xam ne ba ci détail bi normalement bala ngaa lotir sax fekk yooyu yëpp day daje yenn saa yi nga gis nga dem fu bari xam nga lotir maanaam daggati benn espace ne joxe ko ku nekk ay kër xanaa balaa boobu fekk espace bu mag a mag bi ci boppam ñu xam ni fii la kër war a nekk fii kenn war a fi tabax fii jardin la war a nekk fii espace équipement moo fi war a nekk fii yoonu tal la nekk xam nga donc aménagement dafa baax ci lépp te nag waxuma rek avant ñuy dëkk ndax léegi leneen li ñuy gis aussi ci dëkk bi donte ay jéego am na ci loolu mais leneen li ñuy gis ci dëkk bi mooy même foo xam ne dañ ni daanaka am na plan yi sax wala xaw nañ ko appliquer ba defar lotissement sax ba yenn saa yi balaa kër yi ba taxaw sax kenn du defar suuf si maanaam drainage tuur ndox mi gère ndoxatoo mi loolu daf ci bokk di nga gis sax béréb yoo xam ni mën naa bokk na ci am na plan directeur am na plan de détail ñu def sax lotissement mais lotissement bi defuñu ko defin boo xam ni mën na permettre ñu
ndoxum taw bi dem na war a dem kon maanaam ci wàllu aménagement yooyu yëpp ci wàllu planification dafa am fu bëree fu soxe feneen sax da nga koy gis foo xam ni dëgg dañ ñaan sax quartier bu UPN borom barke fa nekk ainsi de suite mais ba ñoom ba ñi koy lotir par exemple nekk ay privé mais bala ñoo am permis pour lotir ko pour jaay ko dañ leen ay sart yu bëri li leen jox ne leen par exemple fii war ngeen ko def jardin espace vert ainsi de suite mais bu ñu demee ba am kii bi ba defar seen cité mais yooyu yëpp dañ ci génn loolu pour wane ni ci wàllu mbënd mi gëstu bi dafa xuus lu bëri ci wàllu aménagement ci wàllu urbanisme jël nag kaawu banlieue bi parce que fa la gën a fësee wante du foofu xam nga toujours loolu lay wax ma ni zone des Niayes bi bu ñu yemale xeexu inondation bi ci foofu dafa gën a tar ndax dafa fekk mu xawoon ndox mi jógee fa exode am nit ñi dëkk fa ndox mi dellu si waat xalaat ñu dellu si waat na fekk nit ñi sanc moo ni gilaawaale ci wàllu mbënd mi wante fépp fu amul aménagement doonte ñaay nekk fa fépp fu amul aménagement donte ñaay nekk fa mën na tabbi ci wàllu mbënd te li koy wane mooy tawagu fi jamono yi ñuy wax mbënd at yi ci gën a ràññee muy 2005 ak 2009 ak 2012 du at yi ëpp taw ci ñun de demal 1951 1957 1967 amoon na ay taw yu ko ëpp doole téeméer yoon. professeur taw yooyu sax dañoo seetlu am na ay zones yoo xamante ni bu tawee ba noppi li ñuy def mooy defar ay bassin de rétention mel ni projet bi yàgg na mais tey suivi bi tey objectif bassin yooyu la est-ce que lajjul benn part est-ce que mën nañ ni bassin yooyu tey mën nañ constituer ab menace ci population bi nga xam ñoo dëkk ci boor bi. bassin am na njariñ xam nga li tax mu am gën a am njariñ su fekkoon woon ndox mi taw yëpp. dañ ko bëgg dugal ci canal ut dem ba fenn pour tabali ko géej ngeen di maamu canal ngay am te aussi bu fekkee ne woon ni muy canal yooyu la ñuy yore la ñuy buub ci buub bu ñuy ñëw ndox yi bu ñuy ñëw li ñuy buub yëpp dañ ko tabbi ci canal yooyu maanaam fa muy mujjee njaaxum rek a fay am kon bassin am na njariñ wante bassin yi li ma ciy wax sax mooy dama ni am na bërëb yu bari ñu wax ci banlieue bi gis nga saafara ndoxum taw mi dafa ànd ak saafara ndox mu bon bi jógee suñu fos yi dafa ànd ak saafara mbalit mi ndax loolu bu leen saafara loolu ensemble bu tawee lay nekk ci bassin yooyu ndox mu bon lay nekk ci lag yooyu fa ñuy yóbbal ndox mu bon te leneen bu ma ci gis sax li ñu ci gis ñu bëri menace parce que bassin yoo xam ne mënuma fa toog ndax ndox mu yàqu bassin yoo xam ne mosuma fa toog ndax fu ñu tur mbalit ma ngay faj dara wante di indi beneen gilaawaari boobu lañ bëgg ñëw sax ndax président Macky Sall gis nañ fan yi mu yéen ñi dafay indi ab programme bu tudd Sénégal zéro déchet cleaning day est-ce que mën nañoo wax zéro déchet ci réew moo xamante ni mbënn mi daf leen a sonal lan mooy lien bi entre déchets yooyu mbalit moomu ak mbënn mi. gis nga dama ne ñetti aay yooyu boo koy wax ci gis nga bu ñu àndul ci la jafe saafara mbënn mi di nga jafe saafara leen xam nga boo xoolee bu baax sànq xamaa ngi wax mbirum aménagement dangay dem ay gox yoo xam ni nañu dëkkee waaye dara mënu fa jaar pour an mbalit nañu dëkkee kenn mënu leen ut assainissement ñoom ñuy ut seen fosu bopp rek léegi yenn saa yi bu fos bi xajul ci kër gi sax ñu génn ko ci biti defar ko niñ ko mën a defar ndax li seen doole yam dëkk yooyu bu fekkee dëkk yooyu yenn saa yi donc ñetti ñooñu dañu ànd mbalit ndox mu salté ak ndox mu taw dañoo ànd boo xam ni. kon mënoo xeex bàyyi ci des. mbënd mi de ku ko bëgg a saafara bu sax foo jaar faj mbalit mi fajaale assainissement bi ndax bu dul loolu boo defee sa bassin nit ñi dañ fa tuur seen ndox mu salté wala nga def sa canal ñu bëtt ko dugal ci seen ndox mu salté wala nga def sa bassin ñu an seen mbalit dugal fa wala bu ñu àndul sax seen mbalit dugal fa taw bi bu ñëwee fekk fa mbalit ma buus ko dugal ko ci donc dama ni yëfi dañ koy saytu bu baax a baax du caagi ni rek nga jël benn xam nga pour wane ni rek doo ñëw rek du ñu xool rek benn côté naa dem. étude globale la. dafa dimension transversale daf ci am solo xoolal sànq ñu ngi koy firnde rek ci wàllu tali yi. ginnaaw téere bi nga xamante ni bind ngeen ko tey ji yenn solution nga génne ngir ñu mën a jàmmarloo ak mbënn mi. waaw loolu sax ci wolof li nga wax neex na ma mooy bind nañ ko ndax maa dirigé publication bi mais du ma dellu di gërëm gëstukat yi ànd ak man ci liggéey bi. ñu tënk ci solution man dama ni waaw benn mooy wane nañ ni aménagement daf ci am rôle bu ma am solo. fu amul aménagement fu ñu doon dugal fa aménagement nag buñ ko yemale ci benn aspect rek même am na zone yoo xam ne donte lotir nañ ko mais bañ koy tabax sax kenn viabilisé am na zone yoo xam ne donte lotir nañ ko viabilisé nañ ko équipement infrastructure yi war a nekk sax nekk fa donc aménagement au sens large beneen bi dama ne bu ñu fàtte ni fa am ñett yoo xam ne dañuy ànd xeex mbënd dafay laaj xeex assainissement eaux usées c'est-à-dire nga régler problème mu ndox mu bon bi nit ñi xamul ni ñu koy def ak seen fosi te laaj régler problème mu mbalit ndax ñett ñooñu
boo bëggee xeex mën te réglé woo ñaari ñoole ba moytul ci fa ngay li ngay bërëb yi ngay defar pour mbënd mi ay bërëb ndox mu bon fa nekk kenn du fa mën a féexlu kenn du ko mën a jëriñu. docteur Omar Cissé RFM mi ngi lay remercier. maa ngi leen di fay. ñuy fàttali ni yow docteur nga en aménagement nekk ingénieur polytechnicien sa xam-xam màcc ci wàllu alum gi Seydou Nourou Ba kaddu gàngoog.